ñu dëgg parce que itam il faut ñu xeex li nga xam moo di précarité des emplois au Sénégal et parce que itam Sénégal lu bari boo koy gis daanaka pour nga gis ñu ne nit ne signé naa li nga xam moo di contrat durée indéterminée defe naa ne lu yées la il faut que quand même ñu xeex ba nga xam ne CDIsation boobu dafay nekk une réalité patente dans le monde de l'emploi au Sénégal. Il n'est pas normal nga nekk prestataire wéy di nekk prestataire di signer ay CDD yu dul jeex dama ne nag il faut quand même ñu xool par rapport ak li nga xam moo di structure yi nga xam ne surtout ay structures yu rentable la parce que autoroute def naa ñi say liggéey ci péage bi di fayeeku ñu leen di fay wala boog leneen def naa ni war nañu mën a xool ndaw yooyu par rapport ak li nga xam ne mooy programme yi nga xam ne ñu ngi koy lancé di xëyu ndaw yi mais xëyu ndaw yi la sa gën a wóor mooy préserver emploi boo xam ne existe na déjà waaye bu fekkee ne emploi bi existe déjà yaa ngi koy précariser di xool nit ki naka nga koy wéylee defaraat ko 3 mois de contrat wàññi ne ni signalaat ñeneen ni 4 mois de contrat wàññi na ni et cetera damay ne effectivement loolu moom dafay nekk mbir bu jafe waaye nag ñi nga xam ñoo ko sekk nañu xool ak seen direction état bi jàppale leen wéy di leen jàppale ministre de tutelle bi jàppale leen ak autorité centrale yépp ñu xool effectivement ndaw ñi siy liggéey naka la ñu mën a fexee ba nga xam ne seen dundukaay googee daañu si mën a jaruñu te jaruñu bi dëgg mooy ñu embaucher la ñu am contrat à durée indéterminée par rapport ak nombre bi nga xam ne entreprise bi mën na ko attan na ko mën na ko supporter financièrement mais également du point de vue global lié justement aux emplois. Et justement Mansour ñoom sax ñu ngi woote arbitrage bu président Macky Sall. xam nga société bii fi nekk yi ñu koy wax Tra Consulting laataa moom am na yeneen ñaari société intérimaire yu jiitu woon. benn bi mu ngi tudd Macky Nous chinois yi boobu lañ njëkk indi. moom mooy deuxième bi. ni ñu leen di liggéeyloo dañu leen def ay ñeenti groupe 8h 14h 14h 18h 18h 22h 22h fajar c'est-à-dire que façon exploitation boo xam ne lu mu guddi ñu ngi ci kaw tali bi. chaque société intérimaire bu ñëwee liggéeyloo leen ay at ñu xam ni bii yoon embauche moo ci tegu wala contrat bu baax. chinois yi dem indi beneen société intérimaire bu ñu xamul fan la cosaanoo. te liggéey bi yëpp ñoo koy def bi ñu demee ba xam ne nag ñoom ñu ngi commencé yeewu ci ku bees kii ñëw nga xam ne dafa ñëw moom ku amoon contrat wu 1 an bi ñu doon xeeb ak as néew mu wàññi ko def ko 3 mois. wàññi salaire yi xool ñi jàng nekk intellectuel ci ñoom ñu dàq leen pour bañ kenn kaas. jamono jii may wax ak yow njiital Ageroute mu ngi ci yoonu mbuur bi di baagante di xool situation liggéeykat yi ak xool ñan ñooy kaas ñan ñooy jéem a tojkaani pour ñu liquider leen. ay doomu Sénégal mat nañu 200 téeméer. ay sénégalais complot ay chinois ñu ngi fayeeku salaire yu baax ñoom di tëdd ci seeni lal ak seeni clim di dawal seeni oto yi tooy te duñu tous du leen ci fekk ñuy liggéeyloo ay ndaw yu jàng ay maîtrisants ñu ngi ci ñoom ay licenciés ñu ngi ci ñoom ñoom ñëpp ñu boole leen di leen bundu xataal ci anam gu ñaaw goo xam kenn du kaas société bu bees bi di Tra Consulting yàgg gu fi ñu ngi koy soog a jox pour mu contrôler situation liggéeykat yi. salaamaaleykum mu commencé leen intimider di leen napp di leen bundu xataal te ñooñu tey jeunes yooyu bu ñu woon tekk bañ a liggéey benn fan kenn du dem Touba kenn du dem Mbour. ñoom ñooy exploiter tali bi boo fay jaar ay minuit man heure bu nekk dama koy jaar autoroute bi minuit 1h 2h 4h 5h waxtu wu man di doon am na ñu taxaw di liggéey ak yow dañuy fanaan nga gis leen ak coono gis leen ak kanam yu ñëkk gis leen nit ñi ay ndaw yi ñu war a taxawu la. mënoo romb te waxuñu la grand est-ce que jëmoo quelque part pour yóbbaale kenn ci ñoom amuñu sax auto personnel. comme xam nañu am nañu ay car la ñu koy Ila Touba la diggante Touba ak Thiès diggante AIBD ak Mbour diggante Thiès ak AIBD du ñu am benn auto personnel. boo xam ni heure bii équipe bii di wàcc dañ leen di indi comme ciment de Sahel noonu la ñuy def bu ñu xamee ne ñoom Ablaye Mbow 16h la ñuy wàcc ñi leen di remplacer la ñuy jëli 14h balaa 16h ñu ëgsi jël seen ay place moo ñeekuwaat ak ñu wàcc yóbbuwaat leen. kenn du ci kaw tali bi lañ leen di jëlee. mais xeetu bundu xataal gi xeetu napp gi xadi na ci presse bi yépp impliqué wu mënoo ñëw ci réewum jàmbur implanté fa ñu jox la suuf jàppale la ci financement nga koy exploité ci waa Sénégal ba noppi jàpp ay doomu Sénégal di muuc seen ay deret loolu laa ni du dëgg du yoon te gis nga ndaw yi boo leen fréquenté di aw yoon gis ni ñuy liggéey nga xam ni amuñu benn yërmande ci ñoom société bu bees mi xaw ma Tra Consulting la xaw ma na xoolaat gestion am. parce que ni mu continuer def booy duñ ko bàyyi muy jàll daañu continuer def ko face di ko dénoncer ba luñ ci góobee gax ko. parce que itam du yoon mënoo fekk ay contrat 1 an nga wàññi ko 3 mois loolu mooy lan. dëgg la
Bonsoir ñu wax nag ci législative yi ñuy jël révision liste électorale yi nga xamante ne mu ngi ñu ngi ko war a ndax képp dimanche bi ñu jëm waaye Y'en a marre ñoom li ñu bëgg mooy ñu yokk ci fukki fan ak juróom naka noonee la ñu dem niki tey ci suba ca ministère bi ñu dénk wàllu biir réew daal di fay déposer boobu les requêtes bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur bi li tax ñu bëgg loolu le mooy dañoo nemmeeku ni ñàkkub communication dafa am jëmale ko ci ndaw yi dem inscrire ñu nemmeeku itam ni ñiy dem di inscrire dafa néew noonu bu ñu sukkandikoo ci ñoom seen enquête yi ñu def ñu ànd ci Kalune Sané. liñ ci seetlu mooy sénégalais yi xamuñu li xew xamuñu jotuñu info yi war pour que ñu xam ni war nañ def loolu ñu ci bëri surtout ndaw ñi daanaka booy wax ak ñoom da ngay gis ni xamuñu en fait xamuñu lu géej gi di riir xamuñu ni ñu ngi ci période d'inscription sur les listes électorales ñu am aussi ñu bëri ci ay citoyens yi nga xamante ni wax nañ ñu ni am nañu ay jafe-jafe wu ay commission yi nga xamante ni moom lañ jagleel bindu bi que mu mën a nekk ci seen i gox-goxaan yi donc loolu yëpp waral na ñu jàpp ni état bi nga xamante ni normalement moom moo waroon liggéey pour que citoyens yi ñu jot information yi ni mel que mu toxal clôture bi pour que sénégalais yi li ci ëpp ñu mën a inscrire mën a participer ci élection yi ñu jëm. ndax sàkkuteef bu ni mel mën nañu leen koo nangul di laaj bu ñu taxaw samp jébbal ko kile di Youssou Dawo mu di ab expert électoral moom mi la moo xamle moo di lu mën a nekk la ñu daal di kon pousse boobulee date waaye jàpp na ni kàddu bu mujj bi daaf moom moo ko yor ñoom ñooy xool ndax ci wàllub technique li ni mel mën naa am waaye muy fàttali itam ni li ni mel du tax ñu soppi date bi ñu war a amal scrutin bi mu di fanweeri fan ak benn bu weerub juillet ñu déglu ko. bu daaf organisé wu bu baax war nañoo mën a yokk tuuti ba gën a mën a am lu mën a yokk boo yokk bi it am na fu mën a yem nag mënuñoo yokk ay weer dañuy yokk tuuti rek loolu it ba fuñ mën a yem li luy mel nag daana fi am ndax commission toujours de la am parti politique yi buñ demande ba gis ne ñu bëri bindu ñi ngi ñëw ci fin ba di bindu ñu demande ñu yokk ko te daal ni ko def itam non jotewul ak dàq élection yi dara parce que xam nga commission yi li muy jariñ mooy bindu bi yónnee ko ñu defar ko tiré carte yi te carte yi suñ ko tiré ba yónnee ko ci commission yi dañ koy nekk di joxe ba bisu élection yi ci kon xam nga ne loolu yàqu ci dara man jàpp naa ne daal yokk bi bon lu war a mën a nekk la te lu baax daal. ca commission électorale bu diwaanu Médina primo votant yi ñoom dem nañu fa bindu bu baax a baax donte amuñu ay chiffres waaye représentant bu maire bu Bomba Fall ca boobule commission moom mu ngi xam ne ni am na carte d'identité yu bari yu fa nekk di xaar seeni ay borom ñoo du ceeg moom mu di Ibou Ngatte. gën di ñëw moom mooy les primo votants ñi nga xamante ni ñooy non inscrits sur la liste électorale moom mooy les jeunes. mooy ñi nga xam ne dañ leen bindaloon non votant. moom ñoom lañ bindaloon non votant ñoom ñooy gën a ñëw daal. waaw ñoom la ñuy gën a recevoir fii quoi. su la nee non votant la su fekkee ni xool nañu adresse mu nekk à la Médina. day ñëw directement ñu inscrire ko. su fekkee ni itam carte d'identité bi dafa nekk en dehors de la Médina mu bëgg a voter à la Médina. dans ce lieu de vote. mais fi am nañu ay benn yi nga xamante ni ñu ngi ñëw di jël si seen carte d'identité ak seen récépissé. des fois ñu ñëw fekk ko fi des fois ñu ñëw itam duñu fekk seen carte d'identité. waaw foofu moom xam naa ne communication wala gën a mën a jàll pour nit ñi mën a jóg. ba tey ci législative yi ñu faree ci ku jëg longu politique yi ñu ngi woy ba tey di dàq parrainage ba ñu ca boole gi leen ci fekk bi la yoon di njiitu mouvement alliance générationnelle pour les intérêts de la république moom fekk ci na kon kujje gi di bañ boobulee parrainage mu di Thierno Bocoum mi jàkkaarloo woon ak taskatu xibaar yi ni ki tey ci suba di sàkku ci ñi faree ci kujje gi ñu booloo def benn say bu ko defee ñu mën a xeex ñu jële fi boobulee parrainage Thierno Bocoum di xam ne ni sax moom dàqul def lëkkaloo ak yeneen i coalition jëm ci législatif yi ñu ànd ci ak moom. nee na parrainage lépp loo xamante ne jëm na si wote ak nëbb li nga war a wote parce que yow la concerné daf koy salfaañe dafay tere ñi bëgg a nekk candidat ñu nekk candidat te loolu bokkul si démocratie. jàpp naa ne fu ñu war a jëm du rek dénoncer mais dañu war a nekk dans l'action pour que loolu mu daal di fiy jóge. ñun dañu ibbeeku si ñëpp ñoo xamante ne war nañu mën a ànd ak ñoom si élection législative yi ñuy dem. te ñu nekk ci opposition bi suñu mënee ànd am projet bu leer pour assemblée nationale pour changement yu leer am biir assemblée nationale mouvement Agir ibbeeku na.
mu ngoog Abdoulaye gis nañu ko waa Y'en a marre dem nañu déposer ñoom li ñu bëgg mooy ñu yokkaat ci 15 jours bu ko defee ñu may ndaw yi ñu gën a mën a dem bindu ji en masse. waaw dañoo war a mën a yokk te man d'accord naa ni ci proposition boobu fileeg muy mën a taaral li nga xam di démocratie électorale du Sénégal jëm ci li nga xam di inscription ci liste yi def naa ni war na see mën a yokk fukki fan ak